tey nag mbégte mu rëy laa am ndaxte biñ fiy dajalee nit ñi ci mois de mai bennu gën tey lii nu am ful na ko ñett wala ñeent wala juróomi yoon kon wone na ni sénégalais yi am nañ pas-pas ci li ñuy def am nañ taxawaay ci li ñuy def kon nag maa ngi nuyu kilifa yi fi daje yëpp di ko teg ci loxo sunu coordonnateur Ababacar Mboup mu jàllale ko ci ñëpp ndax mu matale ndaxte temps bi xat na te mënuñoo lim waaye damay wax ci turu ànd sàmm jikko yi nga xam ne ci laa bokk waaye di wax ci turu jàngalekat yi nga xam ni G20 dafa ñëw ak délégation ñëw wax Sénégal ni ñun li ñuy sàkk mooy ñu criminaliser ngóor jigéen ci Sénégal bu ko defee képp ku fi def yëfi góor jigéen ñu tàllal sa nuunara loolu la Sénégalais yi bëgg parce que nag réew mi ñun ñoo ko moom président Macky Sall doon ko ci ay waajuram doon ko ci ay maamam kon amul droit kenn di fi def loo xam ne teguñu ko ci yoon kon li ñu wax mooy ñun Sénégal li ñuy exiger mooy képp koo xam ni jàmm moo la ñor Sénégal moo la ñor nañu tere lii nga xam ne moom la député yi bëgg a def maanaam jaay ñu doole loi bi ni ñun proposition de loi am nañ droit def ko ñu dem def ay tappale daal di rejeter proposition de loi bi alors que kenn may leen ko léegi nag ñun sénégalais yi nañ leeral document bii ma yore na ko presse bi génne document bii ma yore Macky Sall nee na góor jigéen du law Sénégal léegi li mu wax da koo wax pour nelawal sénégalais yi ndaxte école bi fa lañ bëgg a jaare comme fa la tout tànk yi nekk ñu daal leen di waajal pour ñu nekk ay góor jigéen document bii ma yore mi ngi tudd genre et inclusion dans les pratiques de classe président Macky Sall moo ko bindul ministère de l'éducation nationale Mamadou Talla ñu ànd ci ak plan international pour ñu lawal ngóor jigéen ci Sénégal pour ñu lawal ngóor jigéen ci classe yi kenn du ko fi nangoo kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg kon jàngalekat yi document bii ma yore képp ko mu ñëw sa école na nga ko xotti te sànni ca àll ba parce que góor jigéen du laal Sénégal liñ bëgg a wax nag falaay daaneele sénégalais yi bu dee ñun li ñuy wax dëgg la ci ñun te ñun di bëgguñu góor jigéen law Sénégal assemblée nationale ni du voté proposition de loi buy tere góor jigéen Sénégal élection législative yi ñu jëm nañ leen dàq ca àll ba fan ay député yoo xam ne man nañoo voté loi bi bu ko dee ñu tere góor jigéen Sénégal maa ngi leen sant bu leen gërëm. nooteel bu ñuy noot Afrique ak africain yi naam ci wàllu koppar la naam ci wàllu présence militaire étrangère la naam ci wàllu kàllaamaay français bi ñuy jëfandikoo la naam ci wàllu FMI ak Banque mondiale bi ñuy wax naka la ñu war a doxalee suñu budget waaye nooteel bi itam ci wàllu culture ci wàllu cosaan ak aada ci wàllu valeur donc homosexualité ak agenda pro LGBT foog ñu jàpp ne ci nooteel bi la bokk te ñun waruñu ko nangu ni ñuy waxee franc CFA dégage ni ñuy waxee armée étrangère dégage ni ñuy waxee FMI Banque mondiale go home noonu la ñuy waxee agenda pro LGBT dégage agenda pro LGBT go home dama ne am na ñu naan lii jaru ko ndaxte yoonu Sénégal moo sip mbiru góor jigéen waaye dama ne seen mobilisation bi jar na ko lu tax jar na ko koo xam ne dafa waxoon ne du musa fal rakam mu fal ko koo xam ne dafa waxoon ne 5 ans lay def mu def 7 ans koo xam ne dafa waxoon ne du def 3e mandat mu naan tey nii oui nii non buñ ko seetaanee suba lim ñuy wax mooy waxul nii oui waxul nii non ci wàllu góor jigéen te foofu war ñu fa egg ak moom buñ ko seetaanee ëllëg dinañu wax nii oui nii non li may ñaan président Macky Sall ak gouvernement bi mooy dafa waxoon Barack Obama ne ko askanu Sénégal pare wuñu pour góor jigéen waaye dafa mel ni ci tànk yi ñu nekk mooy fexe ba ñun ñu pare mooy lan boo seetaanee film nga gis góor ak góor yi fóonante
boo seetaanee film nga gis jigéen ak jigéen di fóonante boo taalee sa télé nga gis góor ak góor di sëy loolu nag moo war a jeex noonu la ñuy préparer suñu ndaw yi di préparer suñu ay doom pour jàpp ne góor jigéen dara nekku ci lesbienne dara nekku ci moo tax ñu war a jóg ànd xeex ne góor jigéen dégage agenda pro LGBT dégage jërëjëf jërëjëf. ana patriote yi ana ñu bëgg Sénégal ana la génération bi nga xam ne ñoo war a yor Sénégal ëllëg tubaab dafa ne montre-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras ana gars yi fu ngeen nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah man Macky Sall laa am lu may wax man Macky Sall rek laay waxal ndax lu ñu jaaga moom mooy lu ñuy jaaga moom mooy kon moom laay waxal dama ko bëgg a xamal ni nit ki melul ni muy waxee ni muy jëfee la mel nit ki melul ni muy waxee ni muy jëfee la mel déggoo leen ma de l'homme n'est pas ce qu'il dit mais ce qu'il fait kon dama bëgg opinion nationale et internationale ñu xam ni une nouvelle vague a soufflé l'Afrique souffle une nouvelle vague te Sénégal du ci jël ndaare bukk ba abadan wala dañuy jël ndaare gars yi où est la jeunesse il faut savoir dire non il faut savoir résister quand il le faut il faut savoir dire non quand il le faut il faut savoir résister quand il le faut même les lutteurs du Sénégal même si les grands lutteurs refusent de parler nous on va parler au nom de tous les lutteurs du Sénégal tous les lutteurs du Sénégal disent non à l'homosexualité nous disons non et nous disons non donc homosexualité góor jigéen benn programme la des fois nga gis gars yi def apologie ñuy def apologie de l'homosexualité di jéem a dugal gars yi ci bopp bi ñun xam nañ ni mën nañ ko def sax crime mën nañ ko def sax crime bu am ay crime impunité mais ñun li ñuy wax ñun xam nañ ko des fois nga ni gars yi non gars yi bu ko criminaliser sax des fois mën nañ leen jàpp bañ leen tëj garaawul mais ñun agenda la ñuy xeex gars yi ñun agenda la ñuy xeex ñu def ba banaliser wala légaliser li nga xam ne mooy prostitution gars yi prostitution mooy cagatu ñun dañ ko légaliser suñu réew kon ñun duñu seetaan ñuy légaliser wala ñuy bayal kenn du fi layam-layami nous disons non donc nag fi may tëjee mooy tout le monde chacun est le responsable de ses actes kenn ku ci nekk yàlla dina la laaj jamono bi ñu bëggee légaliser wala bayal góor jigéen ci Sénégal yow ban taxawaay nga ci amoon yow ndaw bi yow mag bi ban taxawaay nga ci am kon donc il est temps que nous écrivons notre propre histoire Serigne Touba daa bind histoire am dem ñu bàyyi di fàttaliku jaar-jaaru mag ñi fàttaliku jaar-jaaru mag ñi te ñun duñu def suñu jaar-jaar ñun jeunesse bi kon maa bëgg ñun jeunesse bi ñu taxaw xeex comme il se doit pour défendre la patrie un peuple un but une foi le Sénégal ci kanam. asalaamaaleykum mbokk yi la woon wonni na la woon wonni na la woon wonni na la woon wonni na mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yi waaye di jaajëfal la jeunesse sénégalaise gàcce ngalaama yéen jeunesse sénégalaise ñoo ngi nuyu suñu kilifa yi ñoo ngi nuyu le clergé catholique ak mboolem seen njaboot yi nekk ci biir Sénégal ñoo ngi nuyu le bois sacré ak mboolem seen njaboot yi nekk ci biir Sénégal waaye ñoo ngi nuyu mboolem njabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci biir Sénégal muy association islamique yi
muy turuux yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi. Sénégal naxante bi fi nekk moo war a jeex. Le 23 mai fii lañ daje woon wax ni askan wi bëgguñu lu bon ndax seen ndono lu baax la. ñu wax ni agenda pro LGBT bi ñuy doxal benn pàcc la benn ci gis bi nga xam ni dafa am ay nit yu jóg ci àdduna bi am une vision globaliste jàpp ni ñoom ñoo am xam-xam ñoom ñoo am dayo ñoom ñoo am taxawaay ba seen gis-gis yooyu ñëpp dañ koo war a nangu te topp ci. ñu ni leen Sénégal moom du bokk ci loolu. Sénégal du ci bokk tey ndax Sénégal bokku ci woon démb te Sénégal du ci mas a bokk. agenda bi ñuy wax nit ñi nañu déglu bu baax ñun agenda la ñuy wax boo xam ne ñoo ngi koy doxal ci turu askanu Sénégal. est-ce que xam ngeen ni réew mi lu fi mën di dox est-ce que xam ngeen ni ci seen tur ak sama tur lañ koy def est-ce que xam ngeen ni lépp lu ñuy def ci réew mii dafa mel ni askan wi lañ koy defal itam ndax principe bu gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple la kon ndeke lu ñu fiy def lu mu mën a doon képp ko toog ni sama yoon nekku ci xamoo li xew. man yéen gàcce ngalaama la jeunesse sénégalaise particulièrement ak jigéen ñu am jom ñu am ngor ñu am fulla ñi ko yéen jigéenu Sénégal gàcce ngalaama seen taxawaay rafet na démb seen taxawaay rafet na tey te incha allah seen taxawaay day wéy di rafet. yéen xam ngeen ni du ngeen jur ay góor jigéen yéen juru leen góor jigéen ma ni yéen jigéenu Sénégal ëpp ngeen lool yéen xamu leen am góor jigéen juru leen góor jigéen yaru leen ak góor jigéen. kon ñi am xalaat boobu nañ ko delloo fa mu jóge woon ñi am gis-gis boobu nañ ko delloo fa mu jóge woon man ñi am yitte jooju ak yéene jooju nañ ko delloo fa mu jóge woon. dañuy wax question de droit mais droit finalement droit mooy lan et puis droit selon qui wala ñun dañoo doon ay nit ñoo xam ni dañuy toog rek pour consommer ay nit toog ca àll ba ñëw nañu daal àq ak yelleef mooy lii àq ak yelleef yow mi koy wax am na noo ko gisee noo ko déggee waaye ñun Sénégal it am na nuñ ko gisee am na ñu ko déggee. La France est souvent citée comme étant un pays de liberté te pourtant bu ma fa demoon ni dama bëgg ñaari soxna ñun la tere nañ la ko ana man sama àq ak yelleef ana samay droit kon bu ñuy wax ay droits inaliénables de l'homme nañu xam ni ba ñu koy tënk ma ni chers Sénégalais chers Africains booba boolewuñu si. Est-ce que da ngeen a fàtte ni 1948 bi ñuy def la déclaration universelle des droits de l'homme booba xaw ma fante waaye suñu réew mi ñun ñoo ngi ci kilifteefu tubaab boolewuñu ci ndax ba ñuy wax homme nit mën naa doon ku nekk waaye nit ñi ñun ñi bokkuñu ci
kon lan moo waral ñu bëgg ñoo ñëw imposer ñu un agenda boo xam ni ñun bokk ñoom gis-gis boobu. léegi monsieur le ministre ñu ngi may géey ni ma mais au nom de la diversité culturelle mais kenn ku ci nekk am nga sa démb, kenn ku ci nekk am nga sa aada, kenn ku ci nekk am nga say valeur, mais lan moo waral ñu jàpp ni ñoom seeni xalaat ay xalaat yu universel la, seeni valeur yu universel la, seen gis-gis bu universel la. ci fan la tege réew mii kenn du ko delloo ci buumum njaam bu am mukk. la woon wanni na la woon wanni na la woon wanni na kon agenda bi nga xam ni ba ngeen seetloo ba ànd sàmm jikko yi jógee ba léegi amul ci Sénégal bii ku ma sa taxaw ni agenda bi amul moom koñ ku ñu wax da nga naan ñu sa weeru dëgg ni mbaa sa dàll bu nangam bi waaye kenn ku mën a contester agenda bi amul kon agenda bi existé na waaye bi mu existé it dafa dem ba Sénégal nangu ko di ko doxal depuis 2016 dugal nañ ko suma constitution. est-ce que xam ngeen ni mi ngi ci constitution bu Sénégal ma ne mi ngi ci constitution bu Sénégal danaa ko expliquer faram-fàcce ko. dafa am benn journaliste laaj ma ni ma non alinéa 3 bu article 319 bu code pénal dafa wax acte contre nature. léegi jàpp leen ni acte contre nature bi ñu koy jël ci 1966 bu 12 février 1966 boobu acte contre nature góor jigéen ci la bokkoon waaye bi ñu demee ba 17 mai 1990 ci jotaay boo xam ni ñeent fukki réew ak ñett ñoo ko séq te Sénégal bokkoon na ci ñeent fukki réew ak ñett yooyu ñoo wax ni ngóor jigéen bokkatul ci acte contre nature loolu Sénégal bokk na ci ñi ko wax te xam ngeen loolu nan la demee par rapport ak suñu loi bi mi ngi mel ni ñu ni tey jotaay dafa am benn sees moo fi nekk benn toogukaay waaye préfet dana ñëw gouverneur dana ñëw président dana ñëw te benn toogoo fa nekk sous-préfet dana ñëw ndax sous-préfet dana toog ndax sous-préfet dana toog lan moo tax du toog kon lii mooy sew-sew bi ñu jàpp ni askan wi dañuy nelaw mooy loi bi ma wax loi ordinaire loi organique moo ko tiim mooy kilifa loi organique loi constitutionnelle moo ko tiim ma nga ca kawam te mboole seen loi yooyu yëpp am na lu ñuy wax loi supranationale moo tiim mboolem lu ñu voté ci Sénégal te lii mooy wax nii loi supranationale constitution bu Sénégal dafa wax nii les traités et conventions régulièrement signés et ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. kon lu Sénégal dégganteeti ca bitim réew moo tiim loi yi fekkoon ci biir réew yi bu fekkee jaaral nañ ko di procédure bi te ñañ ko seqal tamit doxal ko kon loolu moo leen di wax ni li ma njëkkoon a wax ci sama kàddu naxante bi dafa doy dañuy gëmloo ni ñun ñoo moom réew mi waaye moomuñu ko suñu falatee suñuy député ba ñu dem assemblée nationale voté une loi ñu sàkk ab délégation jël ministère de la justice ministère des affaires étrangères la direction des droits de l'homme du Sénégal ay membres ci cabinet bu président de la République ak ñeneen ñoo xam ni danañ bokk ci gouvernement bi bu ñu demee ba giisoo akub tubaab la ñu xaatim
moo tiim li suñuy loi voté woon li suñuy député voté woon kon léegi ana ñun suñu moomeel yéen jeunesse bi laay wax ana suñu moomeel kon nekkete ay nax moo nekk ci réew mi te naxaate yooyu dafa war a jeex naxaate yi yamul ci lii mboole seen li ñuy dégg lépp xam nañ ni Sénégal majoritairement ay croyants rek ñoo fi dëkk musulmans et chrétiens mboole seen ñoom ñëpp ñoo bañ yii ñoo bañ lu bon lii waaye xam ngeen Sénégal seetaan mi fi am la jeunesse sénégalaise am ngeen une responsabilité historique ci buum yi nga xam ni lañu njoñe askanu Sénégal mboole seen jullit yi ak catholique yi nekk ci réew mi amul kenn ku ci sa diine nangu ni njaaloo baax na amul et pourtant ci turu askanu Sénégal la ñu mayee nii ak li Sénégal di représenté ak li fi nekk ci diine muy jàngu bi muy diine l'islam ñu ni yàlla de nee na njaaloo baaxul bu leen ko jege ñu daan ni kon dañuy jël benn principe ci turu askan bi képp ku toog fii ci nga bokk ku fi toogul ci nga bokk képp ku am carte d'identité nationale ci nga bokk moo tax combat bi ñuy mënee nit ñi sax dañ ko xamul ma ni ku am carte d'identité nationale ci nga bokk ku am certificat de nationalité ci nga bokk ku am wenn këyit wu lay wane ni Sénégal doomu Sénégal nga ci nga bokk ñuy kon ci turu askanu Sénégal yow yàlla sa ndigal loolu delloo nañ la ko yow yàlla sa ndigal loolu delloo nañu la ko may nañu sañ-sañ jigéen ju ko man ju ko bëgg kaay nga jaay sa bopp ñu defal la këyit wi nga téye te seetaan dong moo tax lii am ba jigéen ji tey sañ naa dem jaay boppam nangami yoon bis bu nekk bu ko neexee yor carte woowu ko askan wi jox mu jaay boppam xam ngeen lu muy neexale askan wi bu at mi deewee bu at mi jeexee bu at mi matee danaan njaaloo naa benn nangam mangam ba x fois kon yoreel naa askanu Sénégal x francs multiplié par x fois yooyu dem versé ko trésor public day fay lekk ko alal jooju kenn ku ne fii ku ci mucc amul danañ ko def ci sénégalais yi fay ci bor delloo ko ci biir sénégalais yi te am na borom xam-xam bu mag bu waxoon ne ku lekk lu xaram def lu xaram ku lekk lu ñu sib def lu ñu sib ku lekk lu dagan def lu dagan ma ni lii bokk na ci caaxaan yi nekk ci réew mii et la jeunesse actuellement est consciente de ces enjeux la jeunesse jóg nañ taxaw tem ku yaakaar ni réew mii naxe ak layam yi dafa nekkoon day wéy ma ni nax nga sa bopp la woon woon ni na la woon woon ni na la woon woon ni na gis ngeen alal jooju bu ñu ko defee ba noppi yamuñu ci xam ngeen ni carte yi dafa aram ñëpp ko xam waaye est-ce que xam ngeen ni am nañ tool boo xam ne ñun Sénégal yëpp ñoo ko bokk te carte lañ koy def la loterie nationale sénégalaise l'ONAS appartient à l'ensemble du peuple sénégalais d'ailleurs appartient à la nation toute entière ñenn ki ca bàmmeel yi ci lañ bokk ñii dund tey ci lañ bokk ñii xalsata ñëw ëllëg ci lañ bokk kon gis ngeen galgal bi ñuy def ko ci mu fekk toog yaakaar ni dara xewul te fekk na am na lu xew dama ni caaxaan yi nekk ci réew ñii dafa doy ginnaaw askan wi ñoo moom kay nañu fexe ba doxal li askan wi bëgg dama ni tey ñun bu daje woon fii kenn nit dong taxaw fi du tere li ñu bëgg a wax danañ ko wax parce que c'est consacré par la constitution sénégalaise rawatina ba nga xamante ni kilifa yi ci réew mi yëpp am nañ ci rawatina ba nga xamante ni li yokk yaakaar di ko dëgëral
te combat boo ko gis xam ni loolu combat boobu ca kanam la jëm muy jigéen ñii ak ndaw ñii. kon ñoom nañ xam ni loterie nationale sénégalaise muy doon boo xam ni kon ñu xam ni dama ni nag yi ci nekkoon moom wàllu na LONASE dana dajale ay centaines de millions voire des milliards ak mu nekk ci lu yàlla araamal ñu jël ko delloo ci biir askan wi ñu koy nekk ba noppi ñëpp jàpp ni jàmm rek a xew ci réew mi ji jàmm yàlla ci yàlla musal. xam ngeen dafa am loo xam ni borom xam-xam yi dañ koy wax te ma mën koo tudd alxuraan feddali ko muy ñoom duñu denc di leen xeex ba bu ñu ko mënee ngeen génn ci seen pas-pas gis ngeen masla bi nañ mujjee maase la fi mu ne nit ñi dañuy ragal sax di assumer ni ay chrétien lañ wala ay jullit lañ au nom de quoi d'une pseudo république boo xam ni jëlul en compte ñun suñuy aspiration dégluwuñ ñu et it bàyyiwuñ ñu xel très souvent sax dafay mel ni mépris la ñu am ci kanamu askan wi la benn waay waxoon nee na askanu Sénégal comme ay ginaar lañu rek bu élection jógeetee rek da ngay ñëw jël sa dugub suy leen rek jàpp def la nga bëgg a def daal di dem ak si yoon ma ni ko la woon woon nii na la woon woon nii na la woon woon nii na loolu jeex na loolu jeex na fi loolu saye boo ñu xam ni jeex na fi kon nañu xam ni combat bii dafa am ñaar yu taxaw ci suñu kanam ñi ñuy interpellé ànd sàmm jikko yi xanaa ñoom ci ngóor jigéen rek la ñuy wax ndax xam ngeen ak toogu damaa xamul lu ma koy waxee mu nit ñëpp comprendre waaye nit bu bëggee toog fi muy toogee ak toogukaay du xam ngeen ko du toogukaay xam ngeen ko wennu toogukaay mën ta warandoo ñaari mbaam wennu toogukaay mën ta warandoo ñaari mbaam lii dafa jam kon faaw ñu taxaw ci pour wax leen nañ arrêté agenda bii waaye yemuñu ci loolu de agenda bi ñu ngi koy dugal ci école bi wane nañ ko fi léegi agenda bi suñu assemblée nationale bokk na ci PGA wax nañ ko fi léegi agenda bi même gouvernement bi décliné ko à travers la SNEC 2 muy la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre seen vision jëm ci 2026 soreetu waaye agenda bi foo wëlbatiku foo xool da nga koy daj la waaja waxoon nag ñun dañuy xaar ba yëf yi wasin ñun xaaruñu ba wasin bi am ndax xoddiku bala ngaa lakkale xoddiku bala ngaa lakkale ñun duñu xaar ba ñuy nekk ci le fait accompli ñu koy constater comme yii ma fi lim léegi nii dañuy jóg gàttandu ko ni lii bëgguñu ko ci réew mi kon nañu xam ni yéen askanu Sénégal wàcc ngeen askanu Sénégal wàcc ngeen ndax li ñu waroon a def lépp def nañ combat bi askan yu approprié nañ ko ànd ak ay mbokk yoo xam ni yell na ci ñu xam leen te tudd leen ñoom ñuy ay jàmbur mooy député yoo xam ne bi ñu yëkkatee combat bi ñoom la yoonu Sénégal may ni ñoom donc ñoo ko mën a porté
honorable député Mamadou Lamine Diallo. Ana honorable Mamadou Lamine Diallo. Honorable député Aliou Souaré. Honorable Cheikh Habiboulaye Dieye, Cheikh Bamba Dieye. Honorable Moustapha Mbaba Guirassy. Allez, honorable. Honorable député Mame Diarra Fam. Honorable député Aïssatou Sabara. Honorable député Cheikh Abdou Mbacké. Honorable député Sokhna Astou Mbacké. Honorable député Rokhaya Diouf. Honorable député Aminata Diaw. Honorable député Mamadou Diop Decroix. Honorable député Serigne Mansour Sy Djamil. Honorable député Abdoulaye Wilane. li tax ñu lim leen man na maa taxaw ci Abdoulaye Wilane woowu ñii wax ni ñun dañuy politique mais Abdoulaye Wilane mooy porte-parole bu parti socialiste te xam ngeen ni Abdoulaye Wilane Benno Bokk Yaakaar la bokk te gis ngeen ni moom jël na responsabilité am ànd ak yéen kon ñun diaboliser wuñu kenn politique wu ñu nekkuñu ci politique politicienne waaye askan wi képp ku ànd ak ñun ñu joxañ la ni ànd nga ak ñun kon jërë ngeen jëf honorable jërë ngeen jëf honorable jërë ngeen jëf honorable askan wi ñii ñoom ñoo nekk gàddu seen combat xàmmee leen ràññee leen téye leen seen i tur te bàyyi leen xel su ko defee nag fi may daanele sama kàddu fi may daanele moom laa wax léegi nee naa askan wi yéen wàcc ngeen li yoon maye woon def nañ ko jaar nañ ci yoon ay député porté nañ ko déposé nañ ko juróom-ñeenti nit décidé nañ ni ñoom ñoo tiim yoon jalgati nañu yoon ndax xeer nañu suñu xalif généraux yi xeeb nañu suñu amir yi xeeb nañu jàngu bi xeeb nañu bois sacré bi xeeb nañu une importante frange de la société civile xeeb nañu ndaw ñi xeeb nañu jigéen ñi waaye xeeb nañ te doydal askanu Sénégal juróom-ñeenti nit ñoo ko décidé jàngati nañ yoon ñetti yoon jox seen bopp sañ-sañ boo xam ne yoon joxu leen ko alinéa 1 bu article 60 bu règlement intérieur dañ ko jalgati ndax boo jotee proposition de loi da nga koo war a yëgal assemblée mu constaté dépôt bi nga bind ki nga xam ni moom moo la andiloon proposition de loi bi xamal nga ni ko yëgle naa ko ba fii may wax ak yéen defuñu ko alinéa 5 bi dafa wax ni amendement ak proposition de loi bu député def ñoo ngi koy sañ a gàntal ci kaw mu am incidence financière maanaam day soxla xaalis ngir ñu mën koo doxal wala mu gën a yokk li réew mi tegoo woon wala boobu mu am loo xam ne da ko ci teg
yii may wax dara amu ci ndax dañuy modifier disposition boo xam ne amoon na ba pare. kon ñoom jàpp nañ ni seen jëmm ak seen taxawaay moo ëpp doole yoon askanu Sénégal amuñu solo moo tax liñ leen yóbbuloon nag ñoom delloo nañu ko. léegi nag lan mooy solution bi ana lan mooy solution léegi nii ñun réew mii duñu ko taal réew mi duñ fi indi fitna kon ana lan mooy solution bi ana lan mooy solution mooy yenn département yi fi teew tàmbale ci département bi ñu taxaw muy département de Dakar ba ca département bu Oussouye ba may àgg Bakel ba ngay dem Saraya ba ngay dem Matam bàyyiwuma benn département ak yi nekk ci diggante bi nga jaar Médina Yoro Foulah ba dem Vélingara ba ngay jaar Tamba gi ñu doon tudd léegi dama ni yéen jël leen seeni responsabilité ndax xam nga lan yàgg nañ noo nax ci loo xam ne tegewul fenn ndax ñàkk ñoo nawloo. bu waxee ne kenn ko fi taal ay sagar la mën naa andi ay commentaire te commentaire day yàq ab liggéey dañoo bëgg ñu organiser ni ñu koy taale rek Abdou Karim. salaamaaleykum rek li ëpp solo nag ngeen bàyyi ko xel Ababacar Mboup moo war a ñëw wax te daje bi yëpp yooyu ci am solo ñun en tant que jeune incha allah bu Ababacar Mboup waxee ba pare ba ñu pare ngeen topp ma ñu dem lakk drapeau bi buntu RTS. jërë ngeen jëf. jërëjëf Abdou Karim.
avancé wu def ay jéego max lakk fa drapeau bi malheureusement li des ñu yegg RTS bariwul parce que policiers dañu barricadé te comme dañu ànd ak ay kilifa ñu ngi interpellé lu bari du ñu woo téléphone moo tax fi policiers yi yam ñu yam foofu mais beneen yoon tey moom bu ñu déggul suñu digal ñun ci criminalisé góor jigéen bu ñu jógee buntu pare la jëm fa la ñuy lakkee drapeau kenn duñu téye amul ma dem yow kenn duñu téye mais ci loolu lañ nekk nii pare na ñu ngi ñu la koy doy fii defuñu lu ñaaw ñun suñu devoir lañ def lañ def actuellement nii dañuy ñibbi fi toll mais li wér te wóor lenn kese la mooy la première fois dañuy ñëw manifester ñun ñëpp lakk drapeau bi fii deuxième fois ñu ñëw manifester bi boole ko ak marche lakk drapeau buntu RTS pas très loin de buntu RTS troisième fois bi nag biir pare lañ jëm fa dañuy lakk drapeau léegi Imam Ndao ñu ko war a àtte le 28 déjà nag nga gisee ñu gis faral di gis ngay xeexal et tout non c'est-à-dire sénégalais conscient lañ ci Imam Ndao que moom góor jigéen yi saa bu ñu leen jàppee bàyyi leen ay député yi def trafic ay faux billets ñu jàpp leen bàyyi leen te waral jàngalekatu alxuraan yoon ci Yàlla moom nee na ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam mu ne ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale léegi nag leen rek moo am mooy Imam Alioune Badara Ndao moom bàyyi force ñu nag moom ba biir palais de la justice te ku ko laal ñu te ku ko tëj kaso tëj ñu suñu bakkan lañ ci élection yi ñu ngi ñëw mais ànd sàmm seen jikko na am ay représentants département bu nekk tey dafa war am ay représentants ñu dem assemblée nationale ma ne loi yi du bii kese de lu ñu war a raxas ci Sénégal dafa bëri nuñ ko mën a raxasee mooy lan ñu am ay représentants biir assemblée nationale criminaliser homosexualité jël yeneen loi yi fi am yi nga xamante ne arrangé wuñ ñu dindi ko ñett ma ne xool leen gis nga média yi tey mais gars yi wane nañ seen bopp tey kan moo ñëw Walf rek moo ñëw teg affaire bi en direct mais ana yeneen média yi ma ne xanaa nekkuluñ fi sénégalais yi ñoom ñan lañ fi nekkal mais xoolal affaire bi dafa clair laa la wax ñun nag non ma ne xoolal affaire bi dafa clair non média yi xam nañ seen bopp man média yi télévision yi laay wax dafa clair et net télévision yi laay wax ma ne tey nag population bi ñoo yeewu wane nañ seen bopp ñun nag kenn duñu mën a détourner am nañ ki nga xamante ne moom la ñuy àndal mooy kan yàlla sunu borom ñun combat bu ñuy mëne moo neex yàlla kon ëllëg nag ñun ñooy am ndam. lii c'est une leçon pour nos gouvernants c'est une leçon pour les députés de Macky Sall c'est-à-dire soo xoolee tey jii mobilisation bi jeunesse bi def parce que lii combat pa la combat oustaz la combat imam la mais su ngeen xoolee tey jii le Sénégal dans sa miniature le Sénégal dans sa miniature ñoo ñëw tey taxaw déterminé wu ci tàngoor wi ñuy daj tu métti ndax lan dañoo bëgg ñu criminaliser l'homosexualité Macky Sall depuis 2 ans wala depuis 4 ans jeunesse bi ñu ngi wax ak yow dégloo leem gi jëru ko gis na ñun li ñu bëgg mooy lan soo criminaliser wu lii liñ la sanctionné ci local yi incha allah rabbi législatif yi ñu ngi ñëw la jeunesse sénégalaise est prête uniquement pour vous affronter te incha allah rabbi votre réveil sera amer lu leeral wax votre réveil sera amer lum loo ko jaral danuñu ko jaral incha allah rabbi dëkk bi day soppeeku si kaw say loxo lay soppeekoo wala nga dégager keneen ñëw. dañ defoon processus bu yaatu def pétition waxtaan ak kilifa yëpp xamal leen ni leen Nations Unies dafa am agenda bu muy doxal boo xam ni ci li mu jëm mooy daganal góor jigéen fii ci Sénégal ba pare lawal ko may leen ay pouvoir te fii réew maam Ahmad Bamba réew maam El Hadj Malick loolu waru fi mën a jàll. ñu doxal loolu ba dugal proposition de loi malheureusement assemblée nationale rejeté proposition de loi bi après nag ñun ñu fippuwaat woowaat sénégalais yi ni leen li ñu bëggoon ci suñu ay représentants muy député yi ñoom dañu ñu ko gàntal il faut ñu ñëwaat wanaat leen ni leen on est souverain on est le peuple te yéen suñu ay représentants ngeen loolu moo taxoon ñu ñëw tey def deuxième manifestation pour wax leen ni leen ñun du ñu dellu ginnaaw ci lu ñu bëgg mooy la criminalisation de l'homosexualité soit da ngeen ñu koy defal si nii wala si ne sinon ñu jëlee leen fi teg leen fële indi fi ñeneen ñoo xam ne ils vont refléter l'image du Sénégal ba pare répondre à notre aspiration. waaw mobilisation bi dama ciy féliciter jeunesse bi jeunesse sénégalaise bi dañoo dem ba yeewu bu njëkk gars yi dañu leen doon woo ci perversion ci musique ci lamb ci taxawaalu ci kii léegi nag jeunesse bi dañoo dem ba xam ni ndekete mbir mi diine la ak valeur parce que loolu moo tax yàlla wàcc ñu ci kaw suuf yàlla bi ñu wàccee nee na su ngeen demee jàppalante leen te bu fay yàq am ba pare mu wax ni bind naa nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma jeunesse sénégalaise dañoo dem ba comprendre loolu moo tax ci loolu lañ jëm ci diine ak ci valeur gis nga naaj bi nu mu tàngee dañ fi fees dell taxaw soo leen joxee ndox sax soxlawuñ ko taxaw di yuuxu allahu akbar kon nañu xam ne loolu nag tànki kanam la am parce que Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo waxoon loolu mu ni sama diine ji amul tànki ginnaaw tànki kanam la am
kon peuple sénégalais bi taxawaay bi ñu taxaw nii jeunesse bi tànki kanam la am te lépp luñ mës a bëgg ci valeur ak ci diine dinañ ko imposer Sénégal parce que réew mi moo ko moom te loolu dafa am ay nit yu ñu ko xeexal maam Ahmad Bamba dafa exilé dem ba Gabon accepter loolu ñu ko fa teg yëpp uniquement pour valeur des ci réew mi maam El Hadj Malick def la même chose maam Baye Niass def la même chose donc kon ñun mënuñu nekk le déshonneur de ces grands hommes là il faut que ñu honorer leen moo tax il faut que ñu défendre valeurs yi nga xam ne ni ñoom ñoo ko fi indi jëlee ko fi Seydina Mohamed bàyyi ko fi suuxat ko ba mu toll fii mu toll ñun duñu nangu mu nax saa ci suñu ay loxo la suite mooy ñoom li ñu leen di ñaan mooy nañu delloo proposition de loi bi nañ ko voté suñ ko voté on passe à un autre point parce que ñun ànd sàmm jikko yi ñun du xeex góor jigéen rek moo ñu tax a jóg lépp luy malversation lépp luy lu bon lu nekk ci réew bi dañu koy xeex mu jóge fi naanum sàngara bu ëpp bi moo waral agression bi daf fi war a jóge caga yi dañ fi war a jóge et cetera tuxum yamba bi yooyu yëpp dañ fi war a jóge corruption beeg yëpp te ñun dañu bëgg a jàll ci beneen point kon ñoom député yi nañ ñu dimbali ñu votel ñu loi bi pour qu'on passe à un autre point suñ ko deful ñu jëlee leen fi indi fi ñeneen parce que on est souverain